dañuy raté li nga xamante ne moom mooy coche bi si wàllum naka la ñu mën a yaree seeni doom ba ëllëg du leen teg gàcce benn yoon ci société bi. waajur yu bari li nga xamante ne moom la ñuy gën a def mooy élever seeni doom au lieu de les éduquer laataa ñuy xuus ci li nga xamante ne moom mooy différence bi entre ces deux termes nuyu naa leen yéen ñëpp te di leen wax dal leen jàmm ci j'informe.com. Élever son enfant c'est tellement plus facile am nga sa doom toll na ci li nga xamante ne moom mooy ñu toppatoo ko di nga ko jëndal yére di nga ko sang di nga ko jox mu lekk c'est-à-dire blanchir nourrir tamit voilà dugal ko fu mu dëkk daal maanaam waaye li nga xamante ne moom mooy l'éduquer muy def ci moom ay valeurs ba tey fépp fu mu génn rek doon sa représentant loolu ngay fàtte souvent yow waajur bi dañu nekk ci société bu nga xamante ne waajur yu bari amatuñu jot te ça peut se comprendre ndax société bii ñu nekk jamono ji ñëppay daw di uti lu ñu am indi ci kër gi ngir mën a yor njaboot gi waaye nag ut boobee waxta tax ñu fàtte li nga xamante ne moom mooy la base les valeurs yi nga xamante ne moom mooy defar société ndax une société mënul développer wu tant que nit yi niteewuñu nekkuñu te ngir mën a nit ñooñu mën a nekk nite ci kër ga lay jóge ki nga xamante ne moom mooy waajur bu góor bi wala waajur bu jigéen ji wala ñoom ñaar ñëpp sax ku ci nekk am nga wàll ci yar boobee ñiy def ci doom yi ndaxte tey xar bi nga yor ci kër sax di nga am loo xamante ne di nga ko téye ba moom sax yenn saa yi war na mën a rusa saw fu mu warta saw gis ngeen ne xaj yi dañ leen di dressé kon pourquoi pas suñuy doom aussi ñu leen di indiwaat suñu demee bay jéem pente bi nga xamante ne baaxul gis nañ fi yàggul dara école tëj ay xale nee nañ ñoo ne dañoo kontaan ñiy taal seeni cahier ñi daal di saccager un peu li nga xamante ne moom mooy seen salle de classe yi mu doon lu nga xamante ni kenn mënu koo comprendre te ku ci doom sa doom bokk tamit waroon nga am kersa ne sama doom bokk na ci loolu du ndamu waajur ñu dellu gisaat li nga xamante ne mooy élève jotee professeur am xoj professeur am de plus en plus ñuy gis ne nit ñi xale yi ñu ngi am fit boobee fu mu jóge ñu bari nag dañuy am fit ñoom ci boppam di ko jiiñu école bi nga xamante ne moom mooy souvent école française bi waaye tamit jaar nañu fàttali que ne école française rôle am du benn yoon yaral ñu suñu doom ci kër lañ koy yare bu ñu bëggee pousser la chose plus loin sax dañuy wax doom ci biiru ndeyam wala laataa ñuy tànn ndeyam ak baayam ci lañ koy yar ci boppam su dee ne yow da nga raté sa loolu mënoo yar sa doom defoo ci moom ay valeur ba mu xàmmee lu baax ak lu bon am lu muy jombale boppam bul ko jiiñ école bul ko jiiñ film yi bul ko jiiñ nasaraan si xamal na yow yaa raté li nga waroon def say doom su dee ne yow say waajur dañu defoon ci yow ay valeur yow war nga rus ëllëg say doom ñu ne papa wala yaay defoo ci man ay valeur éduquer son enfant du rek jëndal ko li nga xamante moom mooy ay jouets le nouveau portable de très beaux habits déedéet loolu ci wàllum élevage ba lay jox ko mu lekk jox ko mu naan sangu ko yomb na trop amaana ku jurul doom sax war nga koo mën a def ci doomu aadama mais yow mi nga xamante ne da nga yor sa doom war nga xool lan nga mën a inculquer sa doom ba ëllëg ci biir fépp fu mu mënti nekkul sax moom bu fa nekkee moom kese su la xalaatee sax dina ne ah jamais ma def lii samay waajur ndax am nañ confiance te am nañ confiance ci yar biñ ma jox yow tamit ëllëg ci biir sa doom fu mu mënti dem ci àdduna soo tëddee nga nelaw kenn newul nag dañuy rester trop dans le passé c'est-à-dire jéem a yar bu yàgg ba trop parce que loolu mënatul nekk waaye tam valeur yi nga xamante ne amoon nañ ko valeur yi nga xamante ne tey suñuy maam wala suñuy waajur defoon nañ ko ci moom nañ ci seppi yi gën jox ko suñu doom yi loolu obligation la ñoom seen droit la ñun suñu devoir la tey Sénégal bokk na ci société yi nga xamante ne am nañ yaakaar que ne filee ki at ginnaaw ay ressources yu bari yuñ fi gis dëkk bi dina soppeeku waaye kat mënul soppeeku tant que ñun en âme et conscience parew li ñu toog waajur bu ne nga soppi sa doxalin ak sa njaboot yar sa njaboot googee ba ëllëg fu ñu leen teg ñu mën fa am ndam teg bañ la teg gàcce tey yu bari ñu ngi koy gis ci société bi ay mag yu rusatul wax ginnaaw dëgg ay mag yu rusatul sàcc
amaana valeur la ñu defal pour la ñu deful woon ci ñoom loolee moom la ñuy wax dañ leen a élevé woon kenn éduqué wu leen woon. En tout cas sujet bi nga xamante ne la élevage ak éducation élevage boo ko déggee sax ça fait plus penser au poussin wala ay ginaar te ku nekk war nga rus ne sa doom ginaar sa doom jàpp ne ginaar nga ko jàppee woon dundal ko dëkkal ko rek pare nga ci déedéet. Éduquons nos enfants ndaxte société mu ngi tàmbalee ci kër mooy def lépp ku ci nekk war nga def lu nga xamante ne tey say doom fépp fu ñu génn rek ñu ne ah doomu Khoudia Ndiaye wala Pathé Ndiaye moom kat xoolal ni mu mel xoolal elle est tellement bien éduquée que ne voilà day nekk ndam ci yow nekk ndam ci ñi nga xamante ne ñoom la bokkal. sujet la bu nga xamante ne sujet bu large la mënuñ cee wax benn yoon rek bàyyi waaye dañ ci sànni loolu rek nous espérons aussi que ne dina amal njariñ kenn ku mu toog ci ay noppam di leen wax à la prochaine inchallah. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo dinañu amal solo trop jërë ngeen jëf.